RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewaa Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan Youssou Touré ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. di fàttali ni ministre conseiller nga ca présidence de la République bu yàggul dara neewoon nga fi secrétaire d'État à l'alphabétisation et aux langues nationales nekkoon itam ay jamono syndicaliste dama xamul ba xam mënees na ko waxee noonu déet sax Alaaji Ndiogou Diène dina ànd ak ñun ci waxtaan wi Youssou Touré gannaaw ba ñu la dalalee li ñuy njëkk wax mooy ay wi ci école yi. syndicat jàngalekat yi nga xam ni nee ñu ndàmpaay rawat na gi jëm ci wàllu logement yi dañ cee bëgg tollale ak la ca gouvernement ba dëgg woon mu def ko gis nañ premier ministre di ci dox yi jéego waaye directeur de cabinet président République moo wax démb fii ci RFM ne syndicaliste jàngalekat yi chantage rek la ñuy def ndax xam nañ ñi ngi jëm ci ay élection ñuy yokk joote sa gis-gis ci déclaration directeur de cabinet président République. waaw maa ngi leen di gërëm Babacar maa ngi nuyu kilifa gi ministre conseiller Youssou Ndour di leen nuyu yéen ñëpp waa RFM dëgg la réew moom boo ko yoree dafa am taxawaay boo war a am mais yaakaar naa ne réew ñaar la sukkandiku wérgu yaram ak njàng. jàngalekat kenn mënu koo fay coono jàngalekat kenn attunu ko donc dama yaakaar ne rek lépp luñ mënti wax rek nañ di wax jàmm di wax loo xam ne li mooy boole nit ñi moo leen di dajale ñu ànd ñu liggéey parce que bu jàngalekat amut fajkat amut yaakaar naa ne benn réew du mën a taxaw benn réew du mën a dox donc nañuy fexe ba si suñuy kàddu ñu koy rafetal di ko setal réew mi kenn gënu fi kenn dañoo war a nekk buñ gisee loo xam ne li grève yàgg naa am te dana am ba àdduna di tukki grève dana am parce que démocratie moo indi loolu démocratie moo ko indi ku nekk am nga looy ñaxtu loolu moo wone rek ne que ñun réewu démocratie la démocratie kay mooy ñu yaatal géew bi ku nekk wax sa xalaat si teggin sans xaste sans saaga jàngalekat kenn mënu koo fay. kon àndoo ci déclaration Oumar Youm directeur de cabinet président de la République mi ni kon jàngalekat yi ñu def chantage àndoo ca. waaye man de mosuguma gis ay jàngalekat wala syndicat jàngalekat di def chantage man mosuma ko gis bokk te yàgg naa jàngale nag parce que depuis 1977 maa ngi si classe yi ba may ñëw Pikine dama la ne jàngalekat kenn mënu koo fay jàngalekat ak docteur bi kenn mënu leen a fay. da ngay naqarlu kàddu yooyu. xaw ma naqarlu xaw ma ñàkk naqarlu mais man de si sama wàll man loolu ànduma si parce que liggéeykat yaakaar naa ne gërëm ko rek la ñu war parce que bu jàngalekat amutoon réew mi du egg fii donc réew moo gis mu am émergence président Macky Sall mu ngi si yoonu émergence mu ngi fexe ba nga xam ne fépp ku fu jàngalekat nekk wala fajkat wala feneen ñu ngi yokk seen kàttan pour ñu gën a xarañ pour dugal xam-xam si bopp xale yi réew nag moom bu njàngalee sooxee rek yépp sooxe donc ñun lu ñuy ñaan mooy képp kuy wax si askan bi si mbooloo mi nga parce que ñépp lañ soxla si réew du benn nit du ñaari nit du fukki nit réew ñépp lañ soxla pour développer suñu réew donc ñun daal ànduñu si lépp loo xam ne rek day mel ni stigmatisation lu tubaab di wax stigmatisation ñun ànduñu si grève dafa am loo xam ne li charte boo xam ne bi moo may ay liggéeykat buñ gisee lu leen naqadi ñu fësal ko. mais justement li naqadi jàngalekat yi ak seeni syndicat mooy li gouvernement bi digg woon na ko def ci wàllu ndàmpaay yooyu ñuy laaj te defee su ko ba léegi mel na ñuy dàqanteeg. mais nag Babacar suñu réew nag amul yenn ressources yoo xam ne yi lu nekk mën nañ koo faj mën nañ ko saafara fii nag àdduna la. du àjjana ba ngay nekk syndicaliste daa woon ni ko waxee. non ba léegi. xelu syndicaliste baa ngi fi syndicaliste mooy lan mooy kuy def lu baax loolu mooy syndicaliste dañ fi nekk pour askan bi nekkuñ fi pour suñu bopp parce que buñ yokkalee kàttan jàngalekat mais bu boobaa
day feeñ ba si suñ koom-koomu réew parce que nee naa la ñaari piliers yoo xam ne ñoo téye adduna bi mooy njàngale si la bokk comprendre nga donc si loolu man daal sama xalaat mooy munuma ànd ak koo xam ne ki daal yaa ngi wax lu tegginut di ko jëmee si ay jàngalekat. mais quand même nguur gi ak jàngalekat yéen boole mooy respect des accords parce que dañoo signé ay déggoo ne dañ def lii maanaam alignement indemnité logement yu ni mel defuñu ko te nag respect accord mooy signé naa ko d'accord naa ko def kon nguur gi daanaka moo deful wareefam ci mbir mi. nguur gi lépp lu mën ñu ngi koy def ku xam président Macky Sall xam ne njàngale mi daf koo fonk ku xam président Macky Sall te daf ñu koy wax tout le temps ku fonk njàngale la mais dafa fekk ni rek ne kattan bi aussi ak doole bi yéene baa ngi fi. nga bañ a signé. non nga bañ a signé. waaw mais signature comme ça kenn du xaar engagement du am kenn du la xaar. waaw ma ne signature bi bu amee aussi war nañ mën a xaar ba nguur gi aussi mën a am ay ressources ay moyens yoo xam ne yi dana saafara lu jàngalekat yi bëgg parce que jàngalekat yi aussi du loo wax rek ñu saafara ko parce que quand même réew mi tey jii fii ñu toll du réew bu économie même mel ni bu États-Unis wala bu France wala bu Chine donc loolu aussi il faut ñu xam ko bu ñu laajee ñaar fukk ñu jox ñu juróom ñu war a taxaw tuuti seetaat mbir yi ba beneen yoon ñu seetaat ndax koom-koom bi gën na takku ñu jéem a faj saafara jàngalekat yi parce que nag un gouvernement aussi mënoo ku yëkkati rek plateforme revendicative te concurrence lay doon déjà syndicats yi du ñuy rafetlu lu ñu wax ñu gën a représentatif ñooñu ñoo war a. loolu la syndicat jàngalekat yi di wax ne fonctionnaire la rek kon la ñuy jox ñeneen ñi ñoom tam yelloo nañu ko. mais du benn dama ne jàngalekat dama ne kenn mënu koo fay mais dafa fekk aussi il faut mu méngoog ak suñ koom-koomu réew. yoruñu ay puits pétrole yoruñu ko réew mi dañoo ne en voie de développement du ñuy dem vers émergence fexe ba nga xam ne mais même boo demee tey ji États-Unis Chine Union soviétique Corée du Nord Corée du Sud mais foo dem Union soviétique kay. waaw xaw ma Union soviétique xaw ma URSS am na mu tudd Russie voilà. danaa la porter plainte Babacar. URSS c'est dépassé maintenant. ah URSS c'est dépassé. waaw Russie d'accord c'est dépassé Russie. njàng mu njëkk ma la bismillah xas leen ma rek waa njàng mu njëkk ma dégg nga donc si loolu il faut ñu xam ne rek que réew mi wax dëgg yàlla président yu fi jàll yëpp ku nekk bay nga sa waar mais président Macky Sall bu mu ñëwee bi wax dëgg yàlla dafa yokk kattanu liggéeykat yi luñ fi am si ay acquis mosuñ ko woon am depuis 30 ans. jàngalekat yi waxuñu loolu de ñoom au contraire sax Abdoulaye Wade la ñu gis ne moo leen gënoon jàppale ci wàllu bëri seen i tawat ak yooyu que président Macky Sall. waa parce que xëy na dafa am lu leen ump njàngale mi dafa am lu bëri lu si dugg man bugguma président Abdoulaye Wade bugguma wax dara lu ñagas si moom mais xam ngeen ne bu ñu toogee mu am lu ñuy wax ay recrutement ay volontaires di jël nit ñi comme ça massivement laa wax di recruter nit ñi mais loolu bokk na aussi si loo xam ne li vraiment day. moom kay daa mel ni Laye Wade fi mu tànnee Macky Sall dafa bëri lool. déedéet mënut a non Babacar bul wax loolu c'est-à-dire que quand même. lu fi président Macky Sall laaj la rek. non lu fi président Macky Sall def si njàngale mi si faj mi si yeneen yëpp comprendre nga buñ jëlee indépendance ba léegi amaguñ ko man du ma faralaate du parce que maa ngi ak président Macky Sall dama koy faral mais quand même ak yu ñu am parce que Babacar man si école laa màggee bu ma amee 18 ans laa commencé di jàngale nekk naa Goudiri nekk naa Bakel nekk naa Matam nekk naa fu nekk comprendre nga avancé yu ñu am yi depuis bu fi président Macky Sall nekkee amuñ ko woon bu fekkoon safaan bala aussi ma wax ko wala ma noppi comprendre nga njàngale mi lu si dugg dafa bëri lu si président indi wax dëgg yàlla munta nag saafara yépp parce que nag adduna bi sëñ Babacar adduna du doon mukk àjjana jafe-jafe yi moom dana continuer di am tant que ñu ngi dund mais l'essentiel nañuy respectante boo gisee uude mu sëgg si deram di kii kee gis nekk si car rapitam nañ ko respecté donc lu ñuy laaj aussi te président Macky Sall nag respecté na jàngalekat yi du ñuy ñaan aussi nag ñu respecté jàngalekat yi parce que bu jàngalekat amutoon kon société du am
moom mi leen doon waaj a dàq ndax grève daaw jékk. kan noonu. Macky Sall. mos non. mujj fomm. man déedéet fomm ko. mos ta ñëw si xelam pour mu def quoi que soit par rapport à ça ku xam président Macky Sall quand même ku ko xam man du pour faral ko mais nit ku maandu la nit ku yiw la si yu bëri dafa ñu doon woo sax des fois bureau ñun ñu xam njàngale mi tuuti ñu si xaw a yàgg ñuy waxtaan di échanger parce que éducation du domaine am. mais am na ñu fa teg aussi ñu xarañ ñoo xam ne ñu ngi koy gëstu muy ministre éducation Serigne Mbaye Thiam muy ñeneen ministre fonction publique ku si nekk yaa ngi bay sa waar. dafa fekk rek ne nuñ bëggee mu gaaw mu ta gaawee noonu moo tax may lancer appel samay pas camarade mais samay collègue jàngalekat ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk. ñun de jàngalekat de bu amul si réew bu yeboo réew moom ñu xam ne du dem fenn waxuma la émergence wante wax dëgg yàlla. danañ am ay jafe-jafe yu rëy donc nañ xam ne réew munoo ko développer ci benn fan munoo ko développer ci ñaari fan. bu président Macky Sall sañoon benn jàngalekat benn liggéeykat du am jafe-jafe mais nee naa la ñu ëpp koom-koom muy États-Unis xaaral ma bañ a wax Russie ma ne Union soviétique da ngeen ma ci classe nag ma ne Union soviétique parce que ñun xam naa ne njàng mu yàgg ma la daal. léegi yaa ngi wax les enseignants yi ngi lancé appel pour ñu ànd ak dal jiital waxtaan mais tamit président Macky Sall est-ce que jotul tamit mu dugg ci mbir parce que gis nañ ne ministre éducation jéem na même premier ministre dalal na leen waxtaan proposé yokk indemnité juboo ba léegi amul. est-ce que jotul président dugg ci. xool nu muy fay lakk du ñuy félicité lakk amu fi. lakk amu fi gën a jaxasoo ay jafe-jafe lañ toll ma ne ay jafe-jafe la ñu am na ay jafe-jafe si njàng mi parce que ay grève la comprendre nga donc si loolu dañoo war a xam ne daal que réew aussi dafa am na muy doxee amuñu ay ressources yoo xam ne tey jii war nañoo mën a war na mën ñuy yokk yenn salaires yi parce que. ñu wàññi dund gi. wàññi. dund bi. train de vie de l'État mais ma ne. gën a wàññi courant gën a wàññi essence ak gasoil. xanaa yéen nekku leen fi woon. xanaa Chine ngeen nekkoon. wala Corée du Nord wala Corée du Sud. maanaam. mais président Macky Sall bu mu jëlee nguur gi ba léegi. da ngeen a gis kilo ceeb yokk. da ngeen a gis mburu yokk. nañ waxante dëgg. dafa ko stabiliser. donc booy liggéey. lu mu waroon turu wàññi la rek ndax. liñ ci wàññi yëpp aslaf képp lañ ci wàññi. waaw moom nga foog am na ñoo xam ne ñu bu ñu leen wàññilee juróomi dërëm sax day impacter positivement si panier de la ménagère lu ñu koy waxee si seen ndugg day impacter positivement. donc avant président Macky Sall di jël nguur gi lu ñu doon dégg inflation pénurie de riz pénurie d'huile et cetera moom lañ doon gis nañ wax te dëgg yi te yàlla tax mais tey jii yooyu yëpp amatul. bu président Macky Sall jëlee nguur gi 2012 ba léegi mënu leen ma ne denrée alimentaire yokku na mais donc loolu ay sacrifice yu rëy la président ñi ñaa ngi wax fond politique amatul benn fond parce que lépp lu mu am dugal na ko si askan bi surtout si àll bi. loolu nag amuñ ci firnde. si firnde baa ngi fi bu ngeen gëstoo gis ko. amuñ ci firnde de toute façon fi mu toll nii fileeg présidentielle bi daanaka politique képp ngeen def waaye seen politique la ñu jaaxal ndax bu ñu xoolee opposition bi ku ci mel ni Idrissa Seck. yàkkamti ngeen dafa mel ni da ngeen ko ragalee xel lool bu ne 1 rek ngeen ni 10. waaw ma ne mos nga gis mbër mu gàtt ñu koy ragal amu fi Idrissa Seck am na xam-xamam dañ koy respecté dañ koy may cër parce que sénégalais à part entière la wante wax dëgg yàlla ngeen baal ma mais dañoo tële buñ fi nekkee bi moom ak suñ président bu baax bi Ablaye Wade jéem nañ lu nekk mais mënuñoo dem. dañoo dem Macky Sall tey nekkoon na premier ministre Ablaye Wade. bul waxee foofu Macky Sall tamit nekkoon na premier ministre Ablaye Wade ni Idrissa Seck. régime présidentiel la ma ne yéen a ma gën a jàng. régime présidentiel la président mooy décider. luñ fi gisoon ay milliards lañ fi gisoon. ay milliards yoo xam ne ba tey ji ngeen baal ma ba tey ji ñu ko seqoon gindiwuñ askan bi. si xaalis boobu fu mu dugg Macky Sall gindiwul kenn ci 7 milliards Taïwan yi itam. waaw xam nga tey jii bu ñu la convoqué woon da nga toog di wut wàllu parce que président Macky Sall yaakaar naa ne bu laaloon bu fekkoon dafa laal tuuti si fonds taïwanais kon depuis lors ñu ngi koy wax c'est parce que amatuñu suñu mbokk Idrissa Seck dafa amatut argument gis nga bu fekkee ni yow da nga toog
am benn gis-gis rek mooy naa jël réew mi ku nekk si kaw ak président premier ministre ak taalibe bi ñoo si yem ku si nekk rek mën nga bay sa waar mais toog rek dugal sa bopp il faut ma nekk président alko rek ngay mujje. mais amatul ak argument moom Idrissa Seck ni nga ko waxee kon kay jarul ngeen koy tontu mais li ñu nemmee. kan moo ko tontu ku mënti wax yéen waa APR. ma ne soo ngoon ni ngeen dem mooy dagg sa ku wax. non ngeen nekk ay répondeur automatique wax ngeen tontu. directeur de cabinet. déet ma ne yéen mooy liggéey mais pas du dagg sa man xaw ma porte parole gouvernement man xam nga ñan laa xam président Macky Sall laa xam ak premier ministre man ñoom laa xam xaw ma keneen. premier ministre tontu na fi Idrissa Seck bi mu waxee ne doxul mu ñëw tontu ko xaw ko xasaal sa. premier ministre de kenn mosu ko dégg mu génne si làmmiñam lu ñagas wala mu xaste wala mu xaxar fii dañ fee amoon ay xaxarkat ay xastekat loolu lañ amoon doo dégg mukk si président Macky Sall wala premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne mu wax loo xam ne dafa ñagas wala du lu tegginu donc il faut ñu xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo si war a jàpp àdduna du yàgg-yàgg ba mu doon àjjana ku bëgg nag lu neex nga jóge fi dem mais àjjana moom du am si suuf. dem fan barsàq. yaakaar naa ko mais l'essentiel Babacar mooy ñun ñëpp muy journaliste muy baykat muy sàmmkat ku nekk rek na nga am yéene defal sa réew parce que àdduna bi nag yàggut nañ am yéene ñu defar suñu réew comprendre nga mais toog dafa am ay loo xam ne lu ñaaw la nga toog di wax lu mel ni première institution du pays comprendre nga nga koy yekk di teg si deram yu ñagas sa moroomu doomu aadama nekk président de la République la première institution du pays boo waxee naan poltron laak dafa ragal ma ne gis nga poltron yooyu ñuy wax. ba ngeen nekkee opposition amul lu ngeen yekk Ablaye Wade astafurla déedéet yekk Ablaye Wade mag mu toll ni moom génneel ñu enregistrement fu ñu ko yekkee quoi que ce soit nit ma ne la dangaa war a yiw si sa taxawaay dangaa war a yiw si say wax lépp looy génne parce que réew dafa diis réew kenn du ko foye réew te boobaak léegi gisuma lu fi président Macky Sall def wala lu fi premier ministre loo xam ne li mën na indi jeexi jaaxa si boppu nit ñi askan bi la fi président nekkal du mod nag du yàgg wax naa ko sànq ba àdduna bi ba soppee ko àjjana. gars yi li ñuy wax mooy réélection président Macky Sall falaat ko premier tour mais moom sax loolu wax jàll premier tour ndax yow gëm nga lu ni mel ne mën nañ ko fal premier tour ci 2019 deuxième tour du am. waaw ma ne. am na yoo xam ne yi am na ay élection premier tour lañ koy gagné ñun. yow gëm nga ne jamono ji ak fi ñu toll nii mën naa ne. mais nu ma ko gëmee dafa sax ëpp. nu ma ko gëmee que danañ jàll premier tour parce que ñun ñu ngi si biir askan bi. sans luubal ñun ma ne ñun nekkuñ si hôtel yi ñun nekkuñ si hôtel yi de doo gis mu ko yu suree hôtel. ngi ci àll bi de jamono ji mi ngi ci àll bi de waaw mu ngi si àll bi ñun dañoo dëkk si àll bi gis nga ñun ak Makeek ñeneen yi ñun dañoo dëkk si àll bi man Guinguinéo laa dëkk comprendre nga ñun ñu ngi si àll bi xam nañ lu xew si réew mi xam nañ jafe-jafe askan bi te ñu ngi si taxaw di ko saafara. jërëjëf Youssou Touré ñu lay gërëm yéen ndoog jàmm jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal.